bu njëkk bi muy bélier yi ñoom dañu wax ne ci wàllu vie sentimental tey nag seen xel dafa nekk ci am stabilité ci wàllu vie sentimental xam nga àll mbaraan bu bëri baaxul. may commencé ci weeru koor gi de ku tara mbaraan ku ne ay pes rek nga ci jëlee. mbaraan bi avant weeru koor bi la. bu la Ouzin Keita jàppee dina la dóor nee na ñëpp mbaraan. day wax rek mbaraan baaxul. moom xelam boobu lay mbaraan sax. waaw ñu judd 21 mars jàpp 20 avril ñooy bélier yi nee na nit da nga war a am stabilité sur le plan sentimental. parce que di am relation fii tey relation fële tey kii nga tuddee ko sama dof bi kii nga tuddee ko sama lii kii loolu baaxul bu fekkee ne bélier yi ñi ngi koy def nañ ko arrêté tey parce que dafay nekk loo xam ne am na ay danger yu ci taxaw mu ne ci wàllu santé ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne lépp mi ngi jaar ci yoon y a rien d'anormal fi mu nekk nii loo xam ne kii mais comme li may te wax sànq ci rubrique santé bi aussi nit ki bul sentir ne da nga wër rek que doo ci saytu sa bopp wóorul am na ci ay feebar yoo xam ne dañuy suuxi ci suuf dañuy xëy rek màgg mu ne ci wàllu travail ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg yàlla am nañ vitalité seen xelit màcc na pour ñu war a mën a xalaat pour mën a am li nga xam ne dañ ko bëgg Pape Jean dañuy jàll ci taureau yi ñoom dañuy wax ne sur le ci wàllu vie sentimental mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne fi mu ne nii li leen gën a sonal mooy ci affaire de cœur maanaam xeetu mbëggeel xam nga mbëggeel daa mel ni nag dafa bokk ci àdduna dafa nekk li nga xam ne daf si feeñ mu ne nag ci biir loolu ñoom seen ñëpp même donte dañu am envie liberté moom baaxul rawatina ci jigéen warul am liberté xar day am buum. bon ñun dañu nekk ay prisonniers. waaw day am buum daal xar day am buum liberté baaxul mu ne liberté bii jigéen ñi yéen tóoro yi jigéen ñi ngeen di wër di ko jéem a am seen musiba rek ngeen ci jëlee kon bu yeboo ngeen arrêté lépp lu jëm ci wàllu liberté ngeen rangé wu nekk ci yoon wi nga xam ne ci ngeen nekkoon. Seydina yaa ngi mel ni ku may attaqué de ndax man liiru moon lii. maa ngi jégalu mu ne ci biir loolu santé yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne bu ñu xoolee par rapport ak seen affaire nañu détendre relax dem ci li ñuy wax maanaam géej laaj boo dem géej toog ay booru 6 heures péex mi di la upp sa xel mi di defaru. boobu baax na waaw boobu dafa nekk loo xam ne baax na mu ne sur le plan professionnel dañu nekk ni ñi nga xam ne dañu sérieux trop les taureaux là dañu sérieux et puis dañu indi rigueur sur le plan professionnel. loolu dëgg la waaw loolu nag dafa nekk li nga xam ne daf leen di jàppale Pape Jean dañuy dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne ci wàllu vie sentimentale dañuy nekk ñoo xam ne nit waroo di intransigeant trop ci affaire des fois da ngay yolomal des fois nga bàyyi mu sedd et puis li gën a bon ci àdduna mooy loo gis wax des fois nit day gis dara sax bàyyi mu jàll bàyyi mu sedd parce que lu ne nga wax ko lu ne nga kaas ko bu yàggee da ngay soof quoi. te nag booy wax di xam li ngay wax waaye bul xam liñ lay tontu. bul xam liñ lay tontu donc loolu dafa nekk li nga xam ne nañ si bàyyi xel baabaa léegi mu ne bu fekkee ne loolu ñuy wax noonu laaj mi ngi am day provoquer ay doute ay xel ñaar xam nga sa xel bu commencé lambeer yow ay xalaatu dof la ngay xalaat donc kon nañ def attention yéen Gémeaux yi mu ne yéen Gémeaux yi ba léegi ci wàllu santé da ngeen nekk ni nga xam ne baisse d'énergie maxalla wala seen énergie bi ngeen jël ko wut yóbbu ko feneen ngeen nekk di lijjanti lu seen yoon newul voilà mi ngi noonu ñu dem ci travail mu ne day am ay changements yoo xam ne dina am sur le plan professionnel da ngeen préparé wu ndax loolu dafay nekk loo xam ne luy ñëw am lay doon Pape ñu dem ci weer wu baax bi weer wi nga xam ne gars yi jantal yi boo yi loolu la yàlla dogal ñoom ñoo si juddu muy cancer yi ñoo juddu 22 juin jàpp 23 juillet mu ne cancer yi nag tey moom daf leen nànk tur bu rëy bi waaw daf leen nànk de tur bi nga xam ne foo ko tuddee tii wala mi ngi hésité de ba sax di xool lu mu war waaw a non mais cancer yi man xam naa li ci waaw ne nañ def nànk parce que dañu ne soit ami d'enfance wala daal koo xam ne xamoon ngeen ko ci gannaaw yaa ngi ralentir waaw mu ne kooku dina indi ay retrouvailles yoo xam ne mbirum xeetu mbëggeel wala wala sa ex gis naa ay pes waaw sa ex mun nañ cee bokk loolu dafa nekk loo xam ne mun na nekk waaye dafa ne mi ngi dépendre ci yéen baa du ñetteel baa ngi ñëw non mi ngi dépendre ci ñoom comme man giseewu ma ko côté boobu dépendrewul ci man mi ngi dépendre ci ñoom mu ne retrouvailles ba leen buggee mu neex mi ngi dépendre ci yéen waaw mi ngi tapet waaw non xaar leen rek non waxuma ko de cancer non borom jantal yi suusal si ñu jantal yi la waaw dara waaw mais cancer bi nee na daw ñu salayandeer mais asli nee nañ cancer yi moom ñoom cancer yi ñoom nee nañ ku bees ki ñi seen ami d'enfance bi ñuy dajal wala seen ex bi ñuy dajal pour affaire yi mun a am connexion encore mi ngi dépendre ci ñoom mi ngi dépendre ci ñoom bu leen neexee seen fit daal waaw seen fit daal mi ngi dépendre ci ñoom waaw continue léegi mu ne ci wàllu santé seen nerfs ils seront à l'épreuve parce que da ngay xalaat nooy def
ragal mbuqat tapet suusal mëkk ci la naan ndox nooy def da ngay xalaat waaw waaw tu réfléchis tu n'as pas le choix doxalal da ngay xalaat da ngay xalaat parce que sa neer yi day nekk à l'épreuve parce que xalaat du bëri sa noonu ni ñooy tàng gis nga kaay ma wax la benn balaa ngaa yeggal gis nga dëkk bii am na stade boo xam ne boo fi tollee doo xalaat da ngay ñëw rek dem ni da ngay am fit foncé dem jusqu'au bout loolu soobu ci defal loolu nag tey loolu risque la loolu soobu ci déggu jasit la loolu wóoru ay la yow dama yow xanaa nekkatoo sa waay bàyyi soxna yi dañuy yeewu non heure bii la ñuy yeewu kon les plus beaux dañuy xof soxna duñ la def dara mu ne ci cancer yi ñoom ba léegi ci wàllu professionnel ci wàllu liggéey yi ne ñi nga xam ne lépp lu jëm ci travail manuel maanaam xeetu liggéeyu loxo ñoom baax na ci ñoom waaw léegi nag bu fekkee mën nañ jël conseil bu fekkee man mën nañ bu dee ñun cancer yi ñun mën nañ jël conseil ñoom gars yi nga xam ne ñoom ñooy joxe conseil fii ci kër bu dee man mën nañ ma jox conseil ndax man cancer la tamit nee na ñu jël baax na dàq sa ganaar waxaale sa soxla ñu dem ci lion yi man ak kat yi waaw kat yi ñun ñëpp ay lion man nag bu luy weesoo tonton Daouda bëgg naa nga laajal ma ko fan la bokk ndax ñu koy moom it di ko waxal ay yëfam ñëpp di xam parce que mënuñu fee toog ku ne ñu waxal la sa yëf te tonton Daouda xamul ko lion yi xam nga ñoom ñoo judd diggante 24 juillet jàpp 23 août waaw mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne baax na ñu découvrir seen âme sœur baax na ñu découvrir ko ku nekk am nga koo dëppool ku nekk ko bool boo gis super boo gis sax am na kubéeram nee na lion yu góor yi nañ fexe gis seen kubéeru super loolu mu ne dafa nekk la léegi bu fekkee da nga nekk en couple nag nee na xam nga jigéen moo nekk xeetu nit koo xam ne géej océan la dafa lëndëm day am ay affaire océan musul lëndëm ankay océan bu non océan dafa lëndëm bleu la def bleu leer nañ da ngay taxaw di seen ci biir su ma leen ne océan dafa lëndëm xanaa xamu leen ne ko bàyyi mu doxal wala xanaa xamu leen ne xanaa xamu leen ne yàlla am na lu mu bind mais tamit suñu plateau bi métti na de ay menaces sax dafa am mi lépp nag ci terre tey moom yow may tey moom il faut ñu xoolaat xanaa xamoo ne yàlla am na lu mu bind ci àdduna loo xam ne mi ngi ci biir géej te ba àdduna du tukki duñ ko gis duñ ko xam muy dafa bind lépp lu am ci suuf la mi ngi ci kii da nga toog ak ci plateau bi xale bu dañ kumpa boo xam ne loo wax day bëgg nga décortiquer moo tax na ñun bu ñuy wax dañuy xam li ñuy wax tamit moo tax ma laaj la nii waaw donc loolu la gis nga yàlla lépp lu mu bind xam nga am na gaynde géej am na ginaaru géej am na lépp maanaam lépp lu mu bind suuf mi ngi ci biir mais am na lu mu bind ci suuf loo xam ne yow yaa ngi ci kaw suuf te xamuloo ko ba léegi mosuloo koo gis tamit aywa yal naa ko xam voilà donc déjà loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu ne ci wàllu santé dañuy nerveux ci lion yi dañuy nerveux seen nervosité boobu nag bon baax na baaxul sos waaw nañ bàyyi ci wàllu professionnel mu ne ñoom dañuy nekk ne ñi nga xam ne bu ñu fàtte pour ñu mun a mobiliser vraiment tous les atouts teg ko ci seen côté pour mun a réaliser seen ay projet maanaam mun ci réussir loolu aussi lion yi tey dafay nekk loo xam ne nañ si bàyyi xel baax ñu dem ci vierge yi dafa mel ni ci kër gi am na ndaw magi waa digital sama waa ji kenn du moom yaay sëñ Fallou kan magi dafa baax mooy femme boobu di solu civilisé mën a sañse macha allah ok xaaral ma xool yaayu kër gi ak a njaboot damay xool li ñu wax ci moom ak a njaboot xaaral damay xool li ñu wax ci moom vierge yi mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne voilà c'est normal la gis nga li ngeen doon wax nii di ko bëgg di wax dafa rafet mu ne da ngeen nii ñëw da ngeen di wone seen affection bi nga xam ne da ngeen ko am ci nit kooku déedéet kay kañ mu ne loolu dafa nekk li nga xam ne dafa nekk loo xam ne lu baax lay doon mu ne nag mun ngeen gën a démonstratif nag quand même waaw góorgóorlu gën a fël-fëlaale waaw sandeeku moom dafay nekk koo xam ne aussi ci wàllu vie sentimentale war naa mun a dëgër léegi nag quand même magi góorgóorlu waay ñu bëgg dundee noonu aussi mënul kon ne vie sentiment jigéen bu rafetee am kii dafay war a casé wu am borom kër loolu dafa nekk loo xam ne aussi bu fekkee ne ci biti mënuñu koo joxe ñi ci biir mën nañ jël waaye yàlla bëri na sutura yàlla na ko yàlla nangu ci weeru koor fekkee ñi si biti aussi mënuñoo jël ñi ci biir mën nañ jël non si biti exclure leen waa God family ñi ngi déglu yàlla bëri na sutura voilà mu ne ci wàllu santé ñoom vierge yi ba léegi mu ne ñoom dañuy nekk ni nga xam ne vraiment ça va al y a aucun problème c'est que xam nga des fois dañuy am ay quelques migraines ba laaj mi ngi koy wax sànq nit ki da ngay am des fois ay migraines parce que stress mën na ko indi énervement mën na ko indi mais bëgg dara te jotoo ci ak xiif tamit ak xiif waaw mën na koo indi waaye boo kii bu kii léegi mu ne bu ñu jógee ci loolu
ci wàllu professionnel dañuy dem ci wàllu travail mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne mun na am quelques malentendus yoo xam ne dina am sur ce plan là mu ne nag nañu éviter yenn jafe-jafe wala yenn gàllankoor yi nga xam ne daf si nekk Pape Jean bu ñu jógee ci vierge dañuy dem ci balance yi. waaw mu ne balance yi. jël naa micro may tey devant tout le monde nag. mu ne balance yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne actuellement nag laari c'est le moment tey pour vraiment ngeen mën a résoudre bépp problème boo xam ne am na ci seen vie de couple. le moment ou jamais. le moment ou jamais. léegi mu ne ci loolu da ngay am esprit ouvert da ngay nekk réceptif da ngay xam nga ki bëgg foo fanaan ak ki bëgg ku la wéttal. tëjal bunt bi du leen boole. tey nag tey balance yi ñoom. non wax na dëgg tey balance yi moom waxuma de. tey balance yi wéttali ak kii bi ñoom ñoo wax si laaj wax na dëgg tey donc mu ne loolu dafa nekk li nga xam ne way dafa nekk loo xam ne nañ si baaxee mu ne ci wàllu santé ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne aussi vraiment mbëggeel boobu laa di doon wax léegi dafa leen di indi tonus. macha allah dañuy dem ba vraiment dañ voilà dañuy affaire bi day voilà day kii par contre nañu xool seen lekk laari mi ngi koy wax sànq Maïté ci wàllu santé du question ne da ngay woor rek que lu ñëw rek nga ne xaaral ma lekk façon lekk yëpp day sonal sa estomac. donc tey balance yi surtout yéen vous êtes très exposé ci coono boobu noonu mu ne ci le plan professionnel yéen da ngeen nekk ñi nga xam ne da ngeen di jéem a assumer liggéeyu jàmbur oui dëgg la c'est bon mun na nekk mais tamit aussi dañuy bañ ngeen laal yàq gandu yeewu béy. ku yem ku nekk na nga yem fi nga war a yem. voilà gandu yeewu béy ñu dem ci scorpion yi Pape Jean ñoom dañu nekk ñi nga xam ne bu ñu xoolee sur le plan sentimental mu ne dañu nekk ni ñi nga xam ne xam nga tempête maanaam orage. maanaam mooy genre xiit yu tàng yu tar yooyu nga xam ne day ñuul ko ñëppay daw ñibbi. mooy li waaj ba scorpion yi ci seen wii. boo waxee loolu rek sama xel dem na ci sous l'orage bu Seydou Bodian ndeysaan livre boobu dama ko bëggoon yaa yàgg. waaw wax na dëgg léegi mu ne nag sous l'orage boobu tey dafay nekk kaw l'orage day ñëw ci seen vie sentimentale taxaw ci dafay nekk lu doy waar léegi mu ne ci biir loolu nit mun nga tooñ mais xam nga fa dañuy xamee grandeur u nit nga tooñ d'accord nangu ne tooñ nga baalu wax. waaw mu ne scorpion yi tey bu ñu defee loolu dafay nekk loo xam ne vraiment lu baax lay doon ñi nga xam ne nag ñooy célibataires yi ñoom dañoo nekk ni ñi nga xam ne fi mu ne nii ñi ngi xalaat ni ñuy def ba naqale yi jigéen ci weeru koor gi am na scorpion yu wóoru la am na scorpion yu wóoru la jigéen ba neex nañoo nax si nax chaque jour ñu nax leen ci wàllu santé mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne pour ñoom dañuy am une bonne mine certes mais dañ nekk ñi ko xam ne aussi li ñu wax rek nañ moytu aliment gras baaxul ci ñoom ci wàllu professionnel dañuy nekk ni ñi nga xam ne xam nga nit booy liggéey ñu dénk la lépp ne la liggéeyal il faut sa xel di gën a màcc. dëgg la su fekkee def nga ko dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon ñu dem ci sagittaire yi Pape Jean sagittaire yi mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne dëgg la naam ñi ngi vivre en couple mais dañu nekk ñi nga xam ne bëri na ay tentation yu ñu am ci biti loolu c'est très dangereux. loolu sagittaire yi tey nañ ci def attention am sa far wala am sa coro wala am sa borom kër wala sa borom kër am soxna nga génn ci biti mu am tentation yoo xam ne mun na la dal nee na boo xawee nooy tuuti rek nga dévier donc nañ def attention léegi nag à vous de décider. à vous de décider yéenay choisir mu ne célibataires yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne ñi ngi xalaat secret bi ñuy naxaate mais man célibataire yi jaaxal nañ. non ñoo dëng. dañu war a yem nag. mu ne ci biir loolu nañ def tuuti régime ñoom ci wàllu seen wàllu rek bon de façon xam naa ak situation nu mu demee nii régime bi dafay nekk loo xam dafay équilibrer seen vie. sur le plan professionnel mu ne day nekk loo xam ne c'est vraiment une très 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 belle journée boo xam ne mun na leen jàppale. ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne. mu ne nit ki nga xam ne yaa ngi bëgganteeg moom dafay nekk li nga xam ne actuellement dafa xaw a am distance seen diggante loolu nag nekk na li nga xam ne c'est normal mais bu fekkee ne engagé na dialogue bi rek loolu dafay nekk loo xam ne mun na leen mën a fexeel ba ngeen mën a am dîner aux chandelles xam ngeen chandelle mooy xeetu sondeel yooyu ñuy taal yu am yu xonk yu weex ak yooyu waaw mu ne boobu tey ji bu fekkee ne def nga ko ak waa ji ngay bëggante moom dina mucc ayib moom. macha allah. waaw guddi gi dina guddi. ça sent l'amour. guddi gi dina yàgg loolu. waaye nag ñi loolu ci ñi am jëkkër ñi dégg nga préciser. non loolu yëpp. ndax ci weeru koor waaw loolu yëpp yegguñu weeru koor daal moom timis lay jeex. waaw déet waaye ci timis lay allahumma lakk wuy ma ñii nga xam ne dañoo nekk ci sëy
allahumma lakk sum moom bu ñu ko waxee. allahumma lan. allahumma lakk sum bu ñu ko waxee. Seydina bàyyi arrêté. il faut nga arrêté tamit. ok ñu dem ci santé. Seydina quand même marge de manœuvre boobu amu fi. non marge de manœuvre amu fa fi. la ñuy mujjee ji rek. xam naa si leen de Oustaz Taïb Socé lay dégg. fa la ñuy mujjee ji rek. baax na. ak soxna Fatou Bintou. li ma wax daa am. ak tonton Daouda xaafizul Quran bi ci kër gi mi ngi lay dégg. li ñu ci wax daa am lu ci dëgg. non dañuy yeete waate nag ci weeru koor gi mënoo wax loolu. non laari feneen la bëgg a wax. non est-ce que li ñu wax daa am lu ñun ñëpp xoole wuy ñun damuñu arab ma déglu ma ñun ñëpp feneen nañu xalaatee ça veut dire que li nga wax ndax soo ay yow doon ñu may suñu jàmm doxalal. mu ne santé ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne bu leen sonal seen estomac. marge de manœuvre lay wut. waaw bu leen sonal non bu leen sonal seen estomac. mu ne ci wàllu professionnel ñoom dañu nekk ñi nga xam ne vraiment nañ gën a am attention sur le plan professionnel. gën a attentif. daf leen ñuy nekk loo xam ne daf leen ñuy jàppale. mu ne ñu dem ci ñi nga xam ne ñooy verseau yi avant ñi mujj. ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne xam nga léeg-léeg jigéen day saf jigéen. jigéen la mës a saf. non dafa am jigéen ñoo xam ne dañoo dégg jigéen boo leen buñ nee tëll da ngay xam ne yow jigéen a ñëw. am salañ am cesas waaw kooku ñooñu lay wax. waaw jigéen dafay saf jigéen. soppalu. waaw mais gis jigéen mu mel ni góor nga gis. loolu musiba la. nee na verseau yi tey fexe leen ba cas boobu noonu di dindee ko ci yéen delloo siwaat leen ko. loolu la maanaam ku ci bàyyi woon loxoom daal na ko yokk na ko loxo mi dellu si. dafa am ay gestes temps nee na ngeen redoubler d'effort. seen gestes yu neex yooyu. seen loxo yu mucc ayib yooyu nga xam ne xeetu. Seydina yooyu ayca bàyyi leen weeru koor bi lan la weeru koor bi. téye sa loxo mu ne bu ñu jógee ci loolu si vous êtes bu nekkee da ngeen nekk ci wàllu couple mu ne expérience yu bees yi ngeen di am dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon ci tamit. ci wàllu santé da ngeen di nekk li nga xam ne mun ngeen commencer di affronter quelques petits soucis quand même yoo xam ne da ngeen koy am ci côté boobu. daf leen indi lay jafe-jafe. mu ne bu ñu jógee ci loolu ci wàllu professionnel ñoom dañuy nekk ni nga xam ne am nay opportunité yu bëri yoo xam ne day feeñ sur le plan professionnel mu leen di jàppale ba ngeen mun a am li ngeen bëgg wala ngeen réussir. ñu dem ci poisson yi mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne ci wàllu vie sentimentale jarul ngeen di bàyyi seen proche yi ñun indifférent par rapport ak seen bëgg-bëgg wala dara. nit boo bëggee dara da nga koy wax feebaru xol baaxul da ngay am goitre. ana looy xaar wax ko soo ko waxul du ko xam. waaw ndeysaan sama baat bi dafa dee. loolu laar yi dafa nekk loo xam ne nee na poisson yu góor yi wala yu jigéen ñi boo nit boo ko bëggee wax ko yar ngeen maanaam boo ko waxee sax peut-être mu dox. voilà peut-être du dox bu doxul nga wax ko sa dox te yoxu léegi nee na bu leen hésiter pour ngeen mën a foncer ci côté boobu mais nag xam leen ne fa ngeen ni dal yi day baax ndax dafay nekk lu réciproque. donc kon nañ ci bàyyi xel bu baax. wokkatu bu dajee gees. wokkatu bu dajee gees yow daal fi mu ne nii da ngay def incitation à bëggante. maanaam man waxuma ko damay jottali rek poisson yi lañ wax. nit ñaa ngi takk jabar ci balaa koor gi doon waaj. voilà léegi ci wàllu santé bi voilà ci santé bi mu ne santé bi mu ne moral bi nga xam ne da ngeen koy am ci lépp dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon ceen mais bu ñu xoolee ci fu mujj aal muy ci wàllu liggéey. jëlaat naa micro may tey. voilà position bi nga xam ne da ngeen ci taxaw sur le plan projet pour mën a jiite wala mën a nekk ci benn affaire dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon kon déjà kooku nañ ci bàyyi xel bu baax donc loolu nekk li nga xam ne moo nekkoon horoscope bu tey bi di fukki signes yi ak ñaar yi comme ni ko Mayte waxee rek ci wàllu vie sentimentale gis nañ gën a wonewaat sa bopp ci